Good evening, dear viewers, and welcome once again to another episode of Health Link, brought to you here in the studios of QTV on Kairaba Avenue every Monday evening by myself, Dr. Abubakar Jah, and my colleague Karjatu Jallo. We apologize that for the past couple of weeks we were unable to have a live program, but we're very delighted to be here once again to have another exciting episode of Health Link. Today, I am not going to talk about any health problem in particular, but I am just going to look at how we perceive health in the Gambia, how we value our health in the Gambia, and what it should normally be. It's a very exciting topic, and I'm hoping that maybe by the half of the time we can open the lines early because it's a topic for discussion. It's not a topic where I am teaching something. It's a topic where we are exchanging ideas on our health in the Gambia. mbokk yi ñu ngi leen a nuyuwaati fii nii ci seen programme Health Link bi nga xam ne man Dr. Abubakar Jah ak Kadijatu Jallow ñoo leen ko dee di indil fii nii lundi bu nekk ci ngoon ci QTV di waxtaanee seen wér-gu-yaram. week yi nag passé moom amoon nañ ay teexa ba programme bi mënutoon a jàlla waaye tey ñëwaati nañ ci beneen live programme ñu indil leen loo xam ne nag tey nekkut ne feebar laay waxtaanee wala dafa am lu ma jàngal nit yi ci seen wér-gu-yaram waaye dama bëgg a waxtaanee rek lan mooy wér-gu-yaram ak ban gédda lañ jox ñun suñ wér-gu-yaram naka lañ fulaalee ñun suñ wér-gu-yaram ak naka la war a mel loolu laa bëgg ñu waxtaanee tey muy nekk nag waxtaan boo xam ne yaakaar naa ne dina nekk waxtaan bu am solo moo tax dinaa jéem ñu teel a ubbi line yi tey mu nekk waxtaan daal du nekk loo xam ne man rek maay wax waaye dina nekk loo xam ne ñun ñëpp ñu waxtaanee ko seet ndax naka lan lañ cee mën a jëlee dinaa bàyyi nag Kadjatu mu nuyoo ubbi programme bi ak suñ mbokki mandinka yi den nag ñu door a continuer programme bi jërë ngeen jëf. Assalamu alaikum baɗigol mbal ni mbarala Allah jati kende a programme oto ndalta kamin sotale jang QTV télé bumbato alnal badima Dr. Abubakar Jah anin Kadijatu Jallow mbaɗigol ɓe yam fo danilali fo men kaji ko lokun jamal tambita man kacca soto nole live programme o me yatinna ko bi alhamdulillah mol muruntana jambi ka live programme o natale nambi bi dun na kaccaɓe kelamenti aɓe kala kacca fanurin baleti kacca mi ya lon ko mantara ka jata kende ya ku diyamo bi mantara ka jata kende ya ku karandi bi bimbe kacca men kela wolomu ntel fana mel bebe lamoyro la ganna jata kende ya kumma yandi nyaadile bi ni wo kaccale bina comme bele be kaccala bi mbe laynol yele la junale pour mo be ka fo kaccanyin kono mbe kacca ka jeku ntel membe lamoy kan ntel membe a programme ji jibe kan ntel be ganna jata kende ya nyin nga kumma yandi nyaadile na balwo kono ala baraka. Thank you very much Kadjatu. Kadjatu, I want to bring three metrics, three measurement that we can put on something that is going to tell us that somebody values that thing. And I want to put that measurement on how we value our health. Then the public can say themselves whether we actually value our health or we don't value our health. And these metrics, I came up myself with these metrics. It is not anything that is officially a metric, but I think the public will agree with me that these are valid metrics that we can use to measure where how we value something. The first that I think that will show that you value something is the time you spend in protecting and restoring that thing. That is number one. The time you spend on it to protect it and to restore it. The second is the money that you spend on it. The money that you spend in making sure that you protect that thing that you value, and how much you also spend in restoring that thing that you value. That's number two. Number three is the sacrifices
that you make, I'm sure we can think of many, but I want to keep it simple, is the sacrifices that you make in making sure that that thing you value is protected, is in good condition, and if it is damaged, in restoring it. So 3 things: the time, the money you spend, and the sacrifices that you make in making sure that that is in good condition. And what I will do is I will say this in Wolof, you'll say it in Mandinka, then we will test something that is on ground here, then see whether we can put it towards our health. Mbokk yi lu ma doon wax rek léegi nii mooy ne dama xelaat ñetti xaw ma nag naka la ko woowee ci Wolof sax mooy ñetti peese yoo xam ne mun nañ koo peese li nga xam ne ñun moom lañ fulaal su nekkee da nga fulaal dara wala da nga bugga dara wala da nga jox dara gëdd gu rëy lan mooy wane ci yow ne fulaal nga ko. ñett yooyu noonu nag moom la ñoo use léegi nii pour mun a seet ndax ñun fulaal nañ suñu wér-gu-yaram ndax fulaal nañ suñu wér-gu-yaram. benn bi mooy waxtu bi nga xam ne moom nga dee di jox loolu nga xam ne fulaal nga ko mooy ban waxtu nga ko jox pour toppatoo ko pour aar ko ak su nekkee ne am na problème pour nga jagalaati ko waxtu bi nga xam ne moom nga koo jox mooy benn. ñaareel bi mooy xaalis boo cee fere ñaata nga pare pour fere pour loolu nga xam ne moom nga gëddaal loolu nga xam ne moom nga jox solo ba bum yàqu wala su demee ba yàqu tam pour nga jagalaati ko ba mu baaxaati naka la war a baaxee lan nga ci pare pour fay lan nga ci pare pour dugal ci ab xaalis. ñetteel bi mooy yan jafe-jafe sacrifice nag moom xaw ma naka lañ ko waxewaate ci olof waaye ku mel ni Keba Diagne moom Keba El Diagne moom mu nga Amérique léegi ni fu ñu toll nii waaye foog naa mu ngi ñoo déglu mu ne su fa nekkee sax daf ñu dee déglu so suñu koolee si WhatsApp sax suma téléphone bi mën naa ko jël den ñu gën a waxtaan waaye ci ki nga xam ne dégg na olof bu baax a baax dégg anglais tam lan mooy sacrifice mooy ne daal lan nga pare pour ñàkka pour mun a am loolu noonu wala lan nga pare pour jafe-jafe yoo xam ne di nga ci jaar pour loolu noonu dem naka la war demee ñetta yii nii la mooy waxtu boo ci paree pour def xaalis boo ci pare pour def ak lan nga pare pour ñàkka pour loolu noonu mun a continuer wala loolu noonu mun a dem kanam yii mooy ñetta yi nga xam ne tey dinañ ko peesee ñun Gambia naka lañ fulaalee suñ wér-gu-yaram ñu mun a xam ndax fulaal ngeen ko man nag du ma leen wax ne fulaal nañ ko ndax fulaal luñ ko loolu yéen a koo wax waxtaan la daal ñu seet ndax ñun fulaal nañ suñu wér-gu-yaram ndax fulaal luñ suñu wér-gu-yaram li mooy waxtaan bi tey daal Kadiatou mbaɗigol comme docteur bota fo ka ñamendoro wala mo pour ngajibe ntel fogol fe ka cañi mbekela tol fogol fe le ntel fogo ngajibe fam fe fo nganna jata kende ya nga kummayandi le bang fo ma kummayandi so anin yin tunkun sabol men nata tedde wala mo aya itandi ko ite mari fengo mi yalon ko ite ko akummayati ite ya bake a fengo nyin jarete ye fengo bella ite mari ibe mune montoro wato ta ila time montoro wato ibe montoro wati jelle bondi la wo fengo kunto ka muta ko wo fengo ye beteya ka muta ko wo fengo ye mutaku adun ka muta ko a fengo fana ay jariye ala beteya la so ite mari ye muna montoro wati soto wo kono wo fengo la mi yalon ko ka kumaya tete ya bake aning fana fulan jango mo munti wolom ite mari fana ite ko fengo men kumaya tete ya bake adum ilaftala bake ite mari pareta mune na fulu sifa bondi laje a jarete ye mune na fulu sifa pour ka bondi je pour ko fengo mi yalon ko ite ko ilaftala bake ada kumaya te ya fana pour ibe mune fana mune na fulu jelle jarete ye o fana la aning fana sacrifice nyi ngolomu ite mari nyi fana ise fono fenjellella ay jareye a fengo nyi pour dorong ya fengo soto ase jareye pour ya fengo nyi soto ada fengo kumaya tete ya bake a jarete ye mune fensi fara pour ye fomu fenna pour ka nyi fengo soto walla jareye mune bondola pour ka fengo nyi soto ay mune kumaya sifa soto ya sa lafta nganna jata kende ya jibe wole kono nyi tunkun sabol min ayafo bari atata folantol fo
yela jata kende ya mota fo mela jata kende isa ite bari fo ya jibe fam fe doron ñin tunkun sabol ñin kono fo la jata kende ya ñin a jarete yala le bang fo mum aman jar yala kaccalom doron sa mbe ya jibe. Okay. So now we're going to try to test it on something. I want to test it on the fact whether we value HealthLink. For instance, let us say, Dr. Kadiatou, do we value HealthLink? Is it of value to us? And let us look at the first one, which is the time. How much time do we spend on HealthLink? How long have we been doing HealthLink? I think HealthLink is now almost 10 years. I think I'll go back to QTV and the administration should check for us when was the first program that was done, when QTV was even on the other side in Brusubi, up to now. And we've been doing it almost every week without fail. And I'm sure both of us have some other things to do. You know, I've left my home. I'm spending the time here. I could have spent it doing some other things. So I am spending time on it. That is one. Number two is money. How much money am I ready to spend, or are you ready to spend on it? We're coming here. It is not to put down QTV in any way because we are not being paid for this. There's no payment. I mean, I take my car and come. You come here every day. The fact that we're sitting down here, we could have made money somewhere else, either by being at work or doing something. So money is being spent on it. Money is spent. And then what sacrifices? I mean, this is an odd time when many people are in their homes, enjoying their homes. I've left my wife, my kids at home. I could have been spending quality time with them now. So I'm sacrificing something to get this thing. So in essence, maybe it can be said that we value HealthLink. So this is the premise I want to, and now we are going to put that measure now on us as a population, whether we value our health. mbokk yi lu ma njëkk a def mooy pour rek ñu joxe sample pour nit yi xam peese bi naka lañ koo peese mooy ñu joxe exemple. Exemple bu ma bëgg a joxe mooy ñu ne rek ndax Dr. Jah ak Kadiatou ndax ñoom fulaal nañ HealthLink mooy programme bi nga xam ne moom la ñoo def nii ñu peese ko si ñetti peese yi nii. Benn bu njëkk bi mooy waxtu bi nga xam ne moom lañ cee def. Week bu nekk nga ñëw def fi 1 hour boo xam ne yaa ngi def programme bi bokkuta nag sa travel time bi yaa ngi dem ak a ñëw. At yu bëree bëri yi nga xam ne moom lañ ko def man nag suma xel bi téewut léegi nii ñaata at lañ defagum HealthLink waaye óor na ma ne mu ngi jege si fukki at te su demee nag ba éega fukki at nag war nañ definitely war nañ a def benn celebration boo xam ne ñu celebrate ne daal def nañ HealthLink fukki at waaye def nañ ko at yu bëree bëri so waxtu bu bëri lañ ci def. Ñaareel bi mooy xaalis ok ñu ngi see def suñ xaalis kenn nekkuñ di ñu fay pour programme bi nii léegi nii kenn nekkul di ñu fay pour moom ñun suñ paas la ñoo paas ñëw suñ essence la ñoo jël ñëw su nekkoon ne léegi nii ñu ngi liggéey feneen i tamit ndi kon dinañ liggéey xaalis boo xam ne mënuñ koo liggéey léegi parce que ñu ngi ci biir programme bi kon ñu ngi see def xaalis. Ñetteel bi mooy sacrifice mooy lan lañ pare pour ñàkk. Benn ñu ngi ñàkkal suñ noppalu mënoon nañ a toog di noppalu léegi nii ñu ngi ñàkka waxtu boo xam ne mënoon nañ koo tooga ak suñ famille ñu ngi ñàkka xaalis boo xam ne mënoon nañ koo liggéey léegi soo ñu ngi sacrifice pour loolu noonu kon loolu lu moo tegtal moo ne wax dëgg yàlla kon fulaal nañ li nga xam ne mooy HealthLink loolu nag lañ bugg a def nag léegi ni ñu seet ndax ñun Gambia fulaal nañ suñ wér-gu-yaram ñu dugga ci si loolu waaye ma bàyyi Kadiatou wax lii nii ci mandinka ñu door a nag dugga ci loolu mbaɗigol comme docteur Bota foka ñamendoro wolo mo ka yitandi ko ka gana bambandi wolo mo ka exemple o di wala ma ɓe muno exemple sifa di ka wolo mo ka je ko ntolla ñing programme o ñing wolom fo kummaya tan tol bulle bang faman kummaya tol fe so men keta ku foloti comme nga yitan dallanu ñamen wolom programme o ñing ay wato le ñinin ka a wato ñing wala ka tinna lungolung tenen wo tenen yebo be minna ya wato ñin sorale kabrin so manda ka yitandi ko lafta kana janne pour ka diamu sate woye ala jati kende ya fannala o be mo wato leti so waka yitandi le ko afengo ñing a jarete ya wato le wala ya tinna ya kafu ila even before you go to the time, out of the time itself is even the preparation for it. People don't know that maybe I take a day, 2 days to prepare
to do research and all that. So there's a lot of time being provided on this, and I think it is worthwhile talking about it. So men keta ko tili fula tili saba docteur satara sire nga be mira la mbe mune kacala nga mune je ko akumaya tale pour na sate mol yalon nse ma ko no mune to pour ntol be ye karangje nga munam fanje wo be ye time wole nyinen ka be ye montoro wato le nyinen ka because fa se fendole tuje pour ko wo kuwo ke pour dankadoron be ye munam fanga fi ni bota woto fana wolo mo kodo min ka bo a programme nyin kono comme be yala ko nyum programme mo mbake kanne doron pour ntol gambianol be ye munam fanje anim sate bantala bankol fana be ye munam fanje because bantala banko be kala moyle pour mo be se jata kende anyum fanna la na kumaya because hani momo e fendin ne fongo tombonje o mu ku kuma baletin tol fe because ye ku karangjele so be mu kodo because ni atare bina kanjang e be paso wole jola ni man paso jo fana be essence so sanale binala adu be mo mantra hani fengo fen soto kanje bari wo hani man fen soto je altel ye ku karanje o mu kulete mi yalon ko ajareta ntoli yenne ni bota woto fana ani sabanjango ni wolom sacrifice ni membi je wolom sacrifice wolom munti afengo jarete ye munela yela su kono yela dimbayal tuje yela hajul tuje hani be kuwo kula ni atare ko bi tenengolom biti ni bet kuwo do lebo be cancel la yalon ko bi de mina la health link le ning sate mol nyanta ka diamol so be mo kulete mi yalan ka kuwo jarete yenne so ni ajem banyenta kam pour exemple ni wolom munti ite mari fana na jata kende a jarete te munela sa ite fana yemire te la jata kende ya jarete ye munela comme ñing health link jaretan to le ñimbela woto ite mari fana na jata kende ya jarete ye munela laftanga wala kacca. So then let us now put it to test. As a population, I'm not talking about the one. There are some few people who really value their health and do a lot for their health. But as a general population, how much time do we spend protecting our health, thinking about our health, researching about our health, so that we can protect our health, so that we know how to protect our health, and so that if we have health problem, we prepare for it, so that we can solve it. How much time are we spending on our health? Let us think about it. How much? I mean, and I have been in this country working in the healthcare since 2002, so that makes it 20-something years now, and I have seen again and again and again that people hardly think of their health. What we do is reaction. We react when we lose the health. We don't think about it even before losing it. We don't think about how much time am I going to spend so that I can protect my health. How much time am I going to spend? Okay, I leave my work and just so that I go and check my health, I go to a hospital and I do a medical check. I'm not talking about the money you pay. I'm talking about just the time that you're spending it. How much time am I going to spend? I leave the comfort of my seat and I walk for 30 minutes, for 1 hour, just so that I can have a healthy life. How much time are we spending? And I'm not going to answer it for anybody. Maybe when the calls come, people will answer it for themselves. Even to observe yourself. So that's the thing. But from our observation, I have a feeling what the answer is going to be. Then the next thing is how much money. Are we ready to spend on our health? We are ready to spend on our cars. We are ready to spend in our homes. We are ready to spend on our naming ceremonies. We are ready to spend on our marriages. Loads of money. You cannot imagine how much people are spending on those things. But how much are we ready to spend on our health? And I want to just give a percentage because that will come to us later on. Is any of us ready to spend 10% of their income on their health? That means, okay, let us imagine somebody is making $5,000 a month. I know there are some few people who get less than that, but most people now are getting somewhere around that. So if you say you want to spend 10%, that means that every month you put aside $500. That's a significant amount of money. It's not a bad amount of money. If you're going to be healthy for the next 3 years and you're putting $500, by the time you have an illness, you'll have a significant amount of money on you. But how many of us are ready for that? How many of us do that? Okay, how many of us are ready to go and say, okay, I'm now 40 years old. I have never been to the hospital. I've never been ill. I'm going to go to a hospital now, spend $5,000, which is much less than what you're making per month for the past 20 years that you've been working. And you say, okay, I'm going to spend $5,000 to just do a general check on myself and see where my health is. Or I am going to go and research about my health and find out what can I do to make my health
better. So how much money are we spending on our health? And again, another question that we should ask ourselves. Then the third is the sacrifices that we make. How many of us are ready to sacrifice for our health? And what sacrifice am I talking about? One of them is leaving your comfort zone. Saying that, okay, every day I am going to go from 9 till 9:30 in the evening. I am going to walk very fast and sweat and come back every day. It's not comfortable. You know, many people will not, or I'm going to go to the gym. Okay, or what I do, you know, for me, I don't teach what I don't do, you know. I cycle every, and I am, so people see me in the street sometimes. I go to work from Bijilo to Banjul, which is 20 kilometers, and coming back, which makes it 40 kilometers on the day. So I go take a shower when I am in Banjul, and then I do another 20 kilometers coming back. That's 40 kilometers. I'm not going to tell you it's easy. No, it's not easy. It's sacrifice. I am ready to sacrifice that for my health. But how many people are ready to sacrifice, to go to the gym and sweat it out so that they'll be healthy, to do a long walk so that they'll be healthy? How many people are ready to sacrifice the sweetness of sugar? Say, okay, no, I'm not going to put anything sweet sugar in my tea, okay? And that's a sacrifice, okay? How many are ready to sacrifice? You know, you are a household owner. You spend your depas, then they buy meat on it. And then you decide that, no, I'm not going to touch that meat today because, you know, meat is not too good. How many of us are ready to sacrifice that? I'm just saying, you know, are we ready to sacrifice for our health? Okay. How many of us are ready to sacrifice that I'm not going to get a very expensive phone, but I'm going to go and do my general check? Or I am going to make sure that I eat healthy in the house. So, how many of us? So these are the questions that we should ask ourselves to know whether we value our health or we don't value our health. So mbokk yi lu ma doon wax léegi nii rek mooy léegi nag maa ngi ko peese nag ñun si Gambien yi ndax fulaal nañ suñ wér-gu-yaram ndax fulaaluñ suñ wér-gu-yaram. Waxuma nag ñëpp parce que am na ñoo xam ne definitely fulaal nañ seen wér-gu-yaram waaye nag ñu ëpp ci Gambien yi ndax fulaal nañ suñ wér-gu-yaram ndax fulaaluñ suñ wér-gu-yaram. ñu jël nag tomba yi nag dugal ko ci benn bi mooy lu ñu waxoon mooy waxtu bi ñun léegi fu ñu nekk nii ñaata si ñun ñooy jox waxtu suñ wér-gu-yaram naka ngaa joxee waxtu sa wér-gu-yaram benn mooy nga toog rek ne tey moom busy naa de liggéey bi bëri na de waaye naa bàyyi liggéey bi yëpp ma dem lopitaan ñu seetal ma suma yaram loolu waxtu la waxtu la soxla ndax pare nañ pour joxe waxtu boobu noonu ak kañ lañ pare pour joxe waxtu boobu noonu. ñaareel bi mooy ne waaw digga nag dem liggéey ñëwaati sonn na lool nga toog sa kër seetaan sa télé wala noppaleku moo la ko gënal waaye kanay joxe waxtu boobu noonu ne damaa génn 9:30 su ma julee gee ba pare ma doxantu lu tolloog 1-2 kilomètres ma ñëwaati loolu noonu jox ko suma wér-gu-yaram waxtu boobu ma jox ko suma wér-gu-yaram ñaata nit ñoo pare joxe waxtu boobu noonu. ok ñaata nit ñoo pare joxe waxtu boo xam ne waxtu boobu noonu lu ma koo defee rek mooy nekkuma ci internet bi di rool di seetu YouTube ak yooyu noonu maa ngi dugg si internet bi di seet naka laay toppatooyee suma wér-gu-yaram di jànga wala sax dem ci docteur ne ko docteur wan ma fan laay mën a dugg ci internet bi pour mun a xam suma wér-gu-yaram naka la parce que am na yu bëri yoo xam ne soo ko seet tamit xëy na dañu ngi laa nax ci biir internet bi internet dafa am yu baax ak yu baaxul waaye waxtu bu ñoo jox daal suñu wér-gu-yaram ñaata la ñu xayma loolu noonu ndax ñun ñu ngay jox waxtu suñu wér-gu-yaram ndax nekkuñ di jox waxtu suñu wér-gu-yaram xaalis bi mooy beneen bi ñaata lañ pare pour def ci suñu wér-gu-yaram su nekkee ne nit mu ngi am dara mu ngi liggéey di am xaalis ñaata la pare pour dugal ci wér-gu-yaramam ci xaalis boobu noonu ñun Gambie fii nuñ dee def mooy déedéet du ñoo dugal dara ci wér-gu-yaram du ñoo préparé wér-gu-yaram ñun daal dañoo xaar rek ba feebar suñ feebaree ba pare nag door a commencé nag di texi di jóg di daw di def ay mbir te loolu dafa fekk yéen ay tardé na lool waaye lan lañ pare pour dugal suñu wér-gu-yaram pour make sure ne suñu wér-gu-yaram mu ngi ok benn mooy ndax dangaa dem nga dem ba am 4 fukki at ndax pare nga téeméeri dalasi boo defal nga dugal 10 dalasi ne 10 dalasi bii ni ci téeméer bi dinaa ko dugal ci suma wér-gu-yaram ñaata nit ñoo pare loolu noonu tey nit yi nag pare nañ tey pour def xaalis bu bari ci seen takka yi ci ngénte yi
pare nañ def xaalis bu bari ci lekka yi, pare nañ def xaalis bu bari ci seen néeg yi, ci seen moto yi, yooyu noonu yëpp pare nañ pour def fa xaalis, waaye ndax suñ wér-gu-yaram pare nañ pour def ci xaalis. loolu mooy beneen tomba bi. beneen bi mooy yan jafe-jafe lañ pare pour dugga pour mun a am wér-gu-yaram. benn mooy nga tàggat sa yaram, tàggat yaram nag yombut. ok comme lu ma wax kat jotu léegi nii rek, man léegi nii ak suma busy yëpp week bu nekk benn yoon alarba dama dee dem opéré ji Banjul. su ma dem suba teel laay jóg, suma bicycle laay tegu, waxtu la dee jël, waxtu la ma dee jël 1 hour, du dee romba 1 hour 20 kilomètres la Bijilo ba Banjul ma dawal ko suma bicycle. balaa maa egg fekk ñax naa tooy xepp, ma sumeeku sangu, foofu mu ngi am shower, ma sol suma yére yu ma war a opéré ma opéré teguwaati suma bicycle ñëw. du lu yomba, sacrifice la, mooy ne maa ngi am jafe-jafe pour suma wér-gu-yaram, waaye ñaata nit ñoo pare tey pour am jafe-jafe pour seen wér-gu-yaram. ñaata nit ñooy pare tey jóg dem nga liggéey ñëwaati, guddi na, reer nga nag ba suur ba biir bi fees na nag, nga ne léegi du ma tayal, xaaral ma jóg dem sonna tuuti, dox sonna tuuti. wala ñaata nit sax démba rek tey du démba tey bu ma wàccee ni ma taxaw ci turntable bi parce que dama bëgg a gerte nag, ma jënd tuuti gerte foofu noonu, benn jaaxa sa morom la ni ma dama may lift, maa ngi dem fii nii. moom fu mu doon dem égut 500 meters sax. I'm telling you, just from roundabout bi foofu noonu ba xaw ma ndax nit yi xam nañ boor antenne bi fu mu nekk foofu la doon dem. moo acca so ma ne kii nii mënutoon a doxantu ndànk rek dem lii nii so sacrifice bi, how many people are ready to, ñaata nit ñoo pare pour am jafe-jafe pour seen wér-gu-yaram. ñaata nit beneen jafe-jafe mooy si lekka yi. waaw ñaata nit ñoo pare pour léegi nii bàyyi yu neex yi pour seen wér-gu-yaram. ñu ne la bàyyil sukkur pour sa wér-gu-yaram nga bàyyi ko. ñaata nit ñoo pare loolu noonu. bàyyil yàppa bu bëri nga dem liggéey sa xaalis ba weer bi dee nga joxe say dépasse, ñu toogal lekka bu neex, lekka yu neex yëpp yow nga ne tey nag moom definitely yàppa bi dinaa ko bàyyi, diw bu bëri bi dinaa ko bàyyi, yooyu noonu yëpp dinaa ko bàyyee boor, lu mu neex dinaa ko bàyyi. ñaata nit ñoo pare pour sacrifice loolu noonu pour seen wér-gu-yaram. loolu nag ñun dañ koo laaj suñ boppa tey. nu ñoo def mooy dinaa bàyyi kat jatu mu dugga ci loolu dinañ ubbi line yi ñu continuer waxtaan bi. am na beneen tomba boo xam ne bëgg naa koo wax, ñu wax ko doora nag waxtaanee lii. su waxtaan bi nag neexee nag moom nu ñoo def mooy next week dañoo ñëw rek duggaati continuer waxtaan bi, parce que lii waxtaan bu am solo la, nekkut waxtaani caaxaan, waxtaan bu am solo la boo xam ne wax dëgg yàlla war nañ koo waxtaanee pour mun a gën a toppatoo suñu wér-gu-yaram ci dëkk bi kat jatu. mbaɗigol comme docteur Bota foka ñamen doron wala mo ka yitandi ko ntol dammale si ngam mira kaje ko a jarita ñamunela wato ñing montoro wati ñing a jarita ña montoro wati jellella pour ka si ite mari membel la moy kan aketa Gambia banko kanti aketa Gambia bantala ite mari membe mol la moy kan sa ententing montoro wati jelu a jarete te wala modol bije nak a jarete yenne amanke mobeti bari ite membe la moy kan fana me ya lonku fana malam fa a jarete fa man jare atutete mari la miro leto wolom montoro wati jelu a jarete ye wala wolom yesi yetara doku wala be batari bari yela montoro wato je site ko ha be batari nyaawonya bari a jareta nya pour kata lopitano to ke fan jibe hani yatara dulama ye diminde because a jarete yenne doro montoro wato je isita doro e ko mata ngata lopitano to ngam fan jibe ngam fa wiste nga jibe mune ketanna mune be mbalo kono fo kasi bijele bang fo tana bijele yesi ye mira ya jati kende ya fanna nyinna ya bule be min bela ke mira ka jibe fo ibalo kono ye falin ko jele bang walla yesi ila internet to ise fendol jibe no jele sila TikTok wala be yari yo be jibe ko ya jibe mune be ila montoro wato min be jara pour yaje ko nanyin jata kende ya nyinde mbe fem munam fang nano nyin mbenyi min jibe kam ba karankan pour kan na jata kende ya nyin gana bambandi montoro wati jelle jarete te wala montoro wati jelle jarete ye wuli dorong ibe min na yabula wala fengo men gana diate ya fako de nyin lafta ka sanne bari ya bula je ko ten hani mbatu ngata na jata kende ya nyin jibe montoro wati jelle jarete te mari ye wala kodo la fanna nyin na fana ite mari pour ka kodo bondi fango kunto
itata foy fotata maybe sanji tan nani isa foko ye sanji muwango be doku walla ye sanji tanne lulu be doku saying ite wona fulo nyin comme ça aketa wuli lulu leti aketa wuli nani walla wuli saba a dependale ite mari ka mon soto ite ka kodo jelle bondino ka foko nyin kodo de kari wo kari nga nyin min doku nga nyin landi le puru balola fanna nyin na jara ronyin aketan sasa taw aketan man sasa a jarete te munela pour ko nafulo nyinta ke fam bali because fam balolom ye fan do ko se fendo sanol bar ye fam bali do ko nyinde nga nyillande la pour na jata kende ya fanna nyinna ita mari ilafta ke pare ya fa lafika bay nyim mal dum ya fa ko ha lafa kam pare do ko nyongol nit a jarete te munela pour ite wo kodo nyinta yawo tuje lafta min na yewlandi ko pour ila jata kende ya fanna nyinna wo hewol mengi lafta kake ibe reception bal kela ibe fenko kela ha hanin ayatara abe mari bulu faka bo bari a jaretete fo fengo mingi bo bondi kan wo hewo kunda wo jaretete en ban purite mari la jata kende ya kom itela miro nyin a jaretete en nala ba ni ibota woto fana wolo mu sacrifice nyinti sacrifice mo fenneti mi yalon ko mbe yalon ne amanke kuti men diata because ni amo sacrifice wolo mu ye dian naku tuje hani wo ya lon ko nyinde adiyata nyele nyaawo bari hani wo ya fengo tuje itata ko ke mi ya lon ko abe munam fannala because ase diye ye ya foko ntede ngadu ko ke mbalo be batata le bar docteur ko yoko hani ta sukuro do monola bari ya lon ko adiyata yene bari sukuro tuje iko purmu na jata kende ya fa sacrifice ni jarete ta mari yala le ba fa jarete yene puru ka foko ye subu tuje fengo fe laftala yo be tuje a jarete te mari yala le walla ye naibe bataring fa ya batatale bibi o malla fika fenke bar hani wo ye wuli doro ye sacrifice ye bori ye balo bondi nyoto yeta aketa bicycle borondo aketa jimle tibam fengo fe mi yalon ka bete mari tarandila le pitch ka je ko ye balo bondi nyoto le ila jata kende ya fa jarete te mari yala le bang pour que o sacrifice nyinke say wo kacca nying lafta ka dum wala kono mbe layno yele lawo kono le bar docteur ka lafta ka fem fole bar nin kacca nyim fananta fa fanuta bake asikeno tenen na la fanan sa gana fanundinol. Thank you very much. Thank you. I think what we will do is, while I'm going into the next part, the next part is a very complicated part. Okay. I'm putting myself into some complications now, but I will try to explain it. You know, we'll go into that, but we'll open the lines. I think 5050505 for anybody who wants to take part in this discussion. Bokay képp ku bëgg a dugg ci waxtaan bi ni 5050505 ñun nag dinañ continuer waxtaan bi parce que am na beneen tomb boo xam ne bëgg naa ko cee dugal. ñu bàyyi téléphone be yelerin ne men keta 5050505 ti pour ni momo la faka dum kaccañen kono. So what I want to go into may sound a bit political, especially that we are in election year today, but it's entirely non-political, okay? But I must say it, because one of the things I have promised myself since I started doing HealthLink is to be just very straightforward, to be truthful to the people who are listening to HealthLink. And what I want to say is that the way we value our health is the way the government will also value our health. If we look at those 3 points and we think we score very high on them, then we'll be sure that our government also will value our health very highly. In 2001, all the African governments came together in Abuja and they made a declaration that all of them have pledged that 15% of the budget will go to health. You know, I said that everybody, are we ready to spend 10% of our income in our health? No, most of us are not. Therefore, our governments in Africa, it's not only Gambia, have not been putting much in health. And all the presidents sat down in 2001 and made a declaration that they're going to spend 15% at least, not 15%, but at least 15% of our budget on health. Today, how many countries in Africa, including the Gambia, are spending 15% on health? In the Gambia, in 2026, I just did a little research, what we spent on health was 7.2%, less than half what was pledged, 7.2%.
Now, we have done better than many African countries, I must tell you. There are so many that are 4, 3 even percent. We are doing 7. The only 2 countries is South Africa, which has reached their 15%, and the small country called Cabo Verde. We all heard of it during the World Cup. They are less than 1 million, but they did very well in the World Cup because they are serious people. Let us take this caller before I continue this topic. Yeah, hello caller. Allo, assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Waaw, maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp. ñu ngi laa fay bu baax. maa ngi laa ooyee Siarar Saw dëkk bi ñuy wax Boy Ram. Boy Ram dégg la jërëjëf tur bi. Ibu Boy. Boy jërëjëf Boy. yàgg naa di xoolantele nag because yàgg naa di lay déglu anytime wàllu wér gu yaram. waaye comme bi nga indi tey nii lu am solo la. ndax xaalis bu ñuy jël di ko dépassé ci kër bu rafet ak oto bu rafet ak soo wérul yooyu yëpp doo ko tal de. waaw moo tax li nga indi lii dafa nekk lu xam ne nii nit yi war nañ cee bàyyi xel bu baax a baax. kanaa di leen jërëjëf rek ndax programme bi am na solo trop because last time gisoon naa nga dalal fi beneen docteur tam. waaw. ci feebari xale yi feebar boobu di téye xale yi nga xam ne day dem ba téye boutique bi ba xaw koo fatta. ba ko fatta dëgg la yow kon yaa ngi dégg programme bi. important la loolu yëpp ñuy jàngal ñu jaboot yi. macha allah. waaw ndax wér-gu-yaram moom ci wàllu maanaam góor ak jigéen ñëpp ci war a seeti. maanaam doomu aadama bu ne daal war ngaa taxaw ci sa wér-gu-yaram. ci wér-gu-yaram definitely waaw. waaw maanaam li olof di wax farandiku moo gën faju. waaw. ñu ne ñu ne tam su soxla di ñaar fekk wér-gu-yaram am na waaw moo si jiitu waaw so that's it. So in 2001 there was the Abuja declaration that 15%, but Cabo Verde they have less than 1 million people. They are smaller than Gambia. We used to think Gambia is the smallest country, but this country is smaller than Gambia. They're very serious. They did very well in the World Cup, and they are one of those people who have 15%. And we are not to compare ourselves to other countries. I think Ghana is about 11%. Okay, some of the countries are doing much worse. Nigeria, the federal government is about 4%, but there are the state, Nigeria, the way they run Nigeria and the way we run Gambia is different. They have states, and their states many of the states are spending more than 15% of their budget on health. It's just the federal government is not spending up to that. But you go to countries like the UK, where their expenditure is done by a certain office, and they're spending up to 20%, even with all those things. The Gambia here, I know that this thing I'm talking about, the Minister of Health will be happy with me because I'm campaigning for him so that the ministry can get more money, because the ministry, health should get up to 15%, okay? Because the needs of health are so much. Health is so costly nowadays, but in a country, as I said, Minister of Health will be happy with me, but some of the other ministries are not going to be happy with me, like maybe Ministry of Defense. I mean, in Gambia, where we are not in war, we are unlikely to be in war, who are we defending ourselves against externally? I don't understand. And about 30% of our expenditure is on that. So I don't want to be political about this, but I am being the voice to say that, look, health needs more money so that our health will be better. If we value our health, we should be ready to spend on our health. And if we, as a people, don't value our health, our politicians will not value our health. If we value our health, the way it should go is that we value our health, then our representatives in the parliament will therefore value our health, because they will be representing us there, and then they will push any government to make sure that at least we reach the 15% that was declared in the Abuja declaration. So mbokk yi lu ma doon wax rek, line yi ba léegi ñu ngi bi 5050505 waaye lu ma wax rek mooy ne lu ma wax ci nii dina mel ni politique la, waaye du politique parce que ñun mbiri politique dugguñ ci. waaye lu ñoo wax mooy ne mbir la moo xam ne mbiri wér-gu-yaram la. te ñun mu ngi mel ni am nañ kola, ñu jël kola balaa ñoo continue translation bi. Hello kola. Hello. Hello, asalaamaaleykum. Waaleykum salaam wa rahmatullah. Nu ngeen def? Jàmm rek sant yàlla. Ok. docteur Dia laa bëgg a waxal. mooy wax nii de.
waa docteur Dia. waaw. maa ngi lay nuyu man la doomi Ibrahima Badji Bundung. dégg la Badji na ngeen def. jaama rek kay na nga def. jaama rek naka sappa. asma ko mo alhamdulillah nda yaa ko faj. alhamdulillah yal na wér gu yaram dem kanam. yal na wér gu yaram dem kanam. amin ya rabbi amin. maa ngi déglu seen programme bi saa yu nekk dama ko leen seetaan. macha allah jërëjëf. di kontaan trop yow kay jàmbaar nga. jërëjëf yal na yàlla fay leen yéen tamit. li bëri biiri Gambia. te li ngi waxal tamit yal na la yàlla fay tamit. amiin. waaw. jërëjëf ci kool bi maa ngi programme bi baax te li ngay wax moom am na sens bu baax. jërëjëf Badji jërëjëf. waaw ok baax nañu. waaye docteur Dia. waaw. man de comme infection bi ak tamit dañu wax ne dama am cancer waaye ba réew bu baax lu ndaw la. waaw. loolu ma jaaxle trop. non bu mu la jaaxal fooy fajoo. ok mu ngi mel ni lose nañ ko waaye mbiri cancer moom Gambie léegi nii fu gën ci faju ko mooy lopitaani Banjul si ki nga xam ne ci lopitaani nguur yi la bugg a fajoo lopitaanu Banjul mooy lopitaan bi nga xam ne moo gën a kowe ci ñi nga xam ne ñooy faj cancer kon ñu ngi koo ñaax mu jéem a am referral pour dem foofu noonu waaye lu ñu doon wax rek mooy ñun luñ pare ci suñ wér-gu-yaram moom la ñu ñoo ilif suñ nguur yi ñoom it tamit loolu lañ cee pare rek waaw mooy ñoom dañoo xool ñun lan moo ñu itteel lan moo ñu solol ñoom tamit ñu solool ko parce que ñun suñ ko sololul ñoom itam duñ ko solo xam nga laaj naa fii nii ne ñun ñaata lañ pare pour def ci si lu ñoo am ndax pare nañ téeméer bu nekk ñu dugal fukka te man óor na ma ne ñu bëri du ñuy def loolu noonu fii nii léegi nii moo tax suñ government bi tam pare wu ñu def loolu parce que lu xewoon mooy ne ci ñaari fukki at ci gannaaw amoon nañ AU meeting ci fu ñoo ooyee Nigeria Abuja président yëpp nekk fa njiiti health ministers yëpp nekk fa ñu def déclaration ñu gis ne Africa ñu nekkuñ di dugal lu doy ci suñu wér-gu-yaram ñoom ñëpp ñu mit ku nekk joxe baatam ne ñun léegi ci suñu dëkk yi téeméeri dalasi buñ fere fukk ak juróomi ci wér-gu-yaram lañ koo fere loolu noonu ñaar fukki at la ci gannaaw ñaata dëkk ci Africa ñoo ci éega ñu dey Gambie éegaguñ ci parce que Gambia ba tey téeméer buñ fere juróom-ñaari dalasi ak tuuti la ñoo dugal ci wér-gu-yaram loolu nag lu tax muy demee noonu mooy ne ñun ñoo fulaalut suñ wér-gu-yaram parce que suñ fulaalut suñ wér-gu-yaram suñ politiciens si duñ fulaal seen wér-gu-yaram lii nag may wax nii man óor na ma ne ministre bi ñu ngi jéem bu baax a baax di lobby bu baax a baax pour ñu yokk seen xaalis so ñun ñu ngi leen a jox baat ci loolu noonu parce que lu ñoo wax mooy ne ñun dëkk la am na yenn dëkk yoo xam ne ñu ngi ci ay guerre ñu ngi war a aar seen boppa so dañ dee dugal lu bëri ci mbiri défense waaye ñun Gambie fii nii nekkuñ si guerre ak kenn waaw préparé wuñ pour guerre ak kenn kon léegi nii su nekkee ne juróomi jaari dalasi la ñoo dugal téeméer bu nekk ci suñ wér-gu-yaram ñuy dugal ñetta fukki dalasi ci pour kaaraange loolu noonu ban solo la ñu amal lu tax may koo wax nag nekkul mbiri politique waaye lu tax may ko wax mooy ne lii nii ñun ñëpp loolu lañ war a wax te am óor na ma ne minister of health moom lu mu bon ñoom dinañ ci kontaan xanaa nag xëy na ministry of defence ñoo dut kontaan ne ñu ngi wax ne ñu wàññi seen xaalis ñoom waaye lu mu ci munti nekk daal lu ñoo wax mooy ne daal wér-gu-yaram dafa seer léegi te ñun su nekkee fulaal nañ suñu wér-gu-yaram kon war nañ cee pare def suñu xaalis su nekkee suñ government tamit fulaal nañ wér-gu-yaram war nañ dugal xaalis si wér-gu-yaram parce que wér-gu-yaram nekkatut lu yomba léegi nii nomba bi nag mooy 5050505 képp koo xam ne bëgg naa dugg ci waxtaan bi mun naa dugg ci waxtaan bi ñu gën a waxtaan li nii parce que waxtaan bu ama am solo la mooy def ba nga xam ne ñu xam comme dëkk yi nga xam ne ñun nag am na yeneen dëkk yuñ tane loolu moom war nañ koo wax fii nii mooy ne am na dëkk yu bëri yu ñu wër loo xam ne ñun lu ñoo dugal ci suñu wér-gu-yaram ñoom nekkuñ di ko dugal ci seen wér-gu-yaram waaye nag ñun waruñu xool ñooñu noonu ñun lu ñu war a xool mooy lana doy pour ñun ñi nga xam ne ñoo nekk ci kaw ñoom ñaata la ñoo def loolu mooy waxtaan bi hello. hello. yes. hello. waaw ñu ngi laa dégg hello. hello salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah. jaama rek sant yàlla. dama bëggoon a bokk ci programme bi. bismillah yaa ngi ci biir noo tudd ak fooy koolee. man la Adam Ndiaye kan.
mu ngi nii miss nañ ko waaye na koolaate Adam su la soo am su munatee call nga call 5050505 nañ jël sa call bi ñu bàyyi Kadiatou waaw ñu ngi maa wax ne nag 5 minutes rek a des so waxtaan bi moom nañ ko continuer moom waxtaan bi moom next week dinaa ko indiwaate su neexee yàlla mbaɗigol comme docteur Bota Faka ñame wala mu ka jiko ñim manque politique kaccati bar kaccalo mi yalon ko tol gambiyanol fana ñanta ka lonne adum fana kulo mi yalon ko ñanta ka muna fanjele wala mo ka jiko jata kende ya ñinna fanna ñinna adum atutan tol fana bulo kono because man sakunda mo fenneti mi yalon ko e ka sate dingol le jibe ni ya jiko sate dingol ye min gana muta bambanta e tel fana ka wala muta yen noma bari ni ya tara fana yaje ko mobe be sirine mol man taraka ila jata kende yal muta ka yitandi bake ka sembentu ya itel fana ka sile ye bulo la nyokan so men keta aya yitandi ko mitin bana na ketale which is 2020 right 2021 no 2001 men keta 2001 we'll just pause a little bit. Someone is on the line. We'll take our last caller so that you can conclude on this. Hello caller. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Dr. Jana def jaama rek sant yàlla naka liggéey bi ñu ngi ci kawam alhamdulillah sawa bi am na solo torop jërëjëf maa ngi toog dama lay déglu dama la def follow torop masha Allah sawa bi am na solo torop jërëjëf koy déglu yàlla la yàlla may wér amiin ya rabbi guddo da nga yàgga liggéey yow yaa da nga bëgg a Gambia ci sa biir xol alhamdulillah wax ni yëpp dañ ñu yee pour ñu xam ñu wér garaan ñaan lan lañ ci ñemeen def loolu programme bi musuma ko dégg this is my first time façon bi dégg la jërëjëf ñu ngi laa gërëm ci call bi yes men keta ko ifana lafta mun na wala mu yaje nyamen tel fana nganna jata kende ya muta nyamen itel fana ben tel fana no mala wala nyabar ni yaje tel yam bulol la nyo kam manna jata kende ya sembentu ya obe kala kuleti mi yalon ko itel fana ta sembentu ya la no men keta ko ya 2001 ga Africa bankol be benta Abuja sati konole ka yitandi ko tol Africa be muneke la pour ka je ko nganna sati dingol mako indama ifongol nati be benta kankilin na ka je ko ibe 15% men paseni tang ani luluti ibe wole bondi la keme ya soto sati kono ka je ko ya samba jata kende ya la fannani na men keta ko ka yitandi ko saintenti Gambia la jata kende ya fannani na ika woro wula le kije ani dalasi woro wula comme woro wula percentage woro wula ani fula ika wole kije men keta ko aman futa ye men fo Abuja banko kan kayitandi ko tanne lulu bare ni yaje o bebe sunna wolo munti ntol sati dingol fana nganna jata kende ya nyen muta nyame bare ni atara yaje ko mobe ka wuli la nyanta wulla nyame kata fang jibi isa sate man sasa ikate kele jata kende ata ka ke ku kumati men gana kumata ela baluwo be kono because ni man jata kende aso man fen soto isa na fulo soto nyaaw ni man jata kende aso man fen soto so men keta ko yo ko muta kumaya bake men keta ko amanke ko Gambia be ko male hani Gambia be sati jamal nyaatole men kaje ko e ka kodo men bondi jata kende ya nyen na fanna bari hani kabi amansi because ni tata e ka kodo men bondi ka defense ke wolo mo ka mol tanka seitano nin kula alhamdulillah man tara seitani kon adu man seitani fanan duwa pour banko nyinna so me yati nako jata kende ya fanna nyi mi yalon ko sate mol be sulari jata kende ala lay sulata la nyame woto kodo nyanta ka bo jata kodo nyanta ka bole ka dum jata kende ala fanna la bake adum fanan sate dingol fana man nyanna sira kodo yebo hani wo sate dingol tara sirin ko mahani abotal tolle wotal nyanta ka fintire fana pour ka la jata kende ata ka itandi ko jata kende anyin kumma ya tare bake so me yatin nako wala yatin nga nyin kacha nyin nati nan pour ka je ko mobe salo no nyame ila jata kende ya kumma ya ta nyame ita mari fe. Thank you very much. Maybe you can say your last words and so that we can close the program. They're saying there's only 1 minute to go. Mbadingol kaji ko ngalon ko mbi karanta nyin kacha nyin tole wolo mun dammal yesi ngamira ninna kullara ngol ya kacha tenen nala na program kilingo binala le momo la miro mo munti ise line call no 50505 mbe ya kafo kacha ko no mbe nak banko makoy ngasate makoy fonsinano nyato nyame jata kende ala fanna. Thank you very much, Kadiatou. Thank you very much to the technical team. This is all we have for you today. As we mentioned, we're going to bring this same topic, maybe add a little bit to it, and then we're going to continue this discussion. I think it's a very good discussion, and maybe we get what the people think about this, and you know, how we can improve the situation.
mbokk yi lii rek lañ leen mënoon a indil tey waaye waxtaan bi pareeguñ ci next week suñ ñëwee incha allah dinañ ko ubbi waati ñu am luñ cee yokka tuuti ba pare tamit ñu bàyyi askan bi fekk pare nañ seen boppa ñoom it tamit ñu kool ñu wax lan lañ xelaat ci mbir mi nii ñu seet naka lañ ko gën a defalee daal jërë ngeen jëf si déglu bi fii ba beneen yoon